m'appelle Coco. Hey, bul di wax ci kii lu ñaaw, bul di def ci kii lu ñaaw. Aca mi ngi noonu, amis chers téléspectateurs, mbokk yi xarit ñuy seetaan saa su nekk sur GTV. C'est un immense plaisir encore une fois de plus de jàkkaarloo yéen comme ni ñu ko defee saa su nekk. GTV Star tey ce soir même notre star c'est l'enfant chéri de Médina. Notre star il se nomme tout simplement la star ah ñu koy bàkkee car macha allah ki nga xamante ne nii saa su nekk xale yi ko bëgg, en tout cas de par sa voix sûre. L'homme il est incontestable. L'homme je l'admire, je l'adore énormément car je me dis que les soucis urbaines ne sont plus seulement la vitrine des revendications sociales ni modèle d'expression jeune waaye solution la war a doon saa su nekk. Moom itam mu xam solution bi tey mu porté ko doon l'enfant chéri de Médina. Le Neymar lañ ko bàkkee car macha allah de par sa voix sûre. Mon ami, mon frère namu naa la car macha allah di la nuyu sama. yaa salaamaaleykum Bifa salaamaaleykum waa seen teewaay bi neex na ma trop waa Gaynde TV ndax man Gaynde TV moom macha allah chaque jour ñu woo ma ne ma El Hadj Gaynde TV mi ngi jàllale sa bagage yi kon kontaan naa ci seen teewaay fii biir Médina di nuyu àdduna ñëpp di nuyu téléspectateur Gaynde TV yëpp. Alors c'est un plaisir tout le temps ñuy jàkkaarloo yow parce que tey quand on parle d'El Hadj on va bien sûr parler d'un jeune pétri de talent. En tout cas bu ñu waxee El Hadj tey sànq ba nga defee guitare bi sama xel day dem si l'Afrique a un incroyable talent. En tout cas talent bi nga xamante ne talent bu énorme bi nga am. Alors je me dis que foofu laa njëkkee ñëw day njëkk a ñëw si Afrique a un incroyable talent. El Hadj pourquoi nga jég say tëb dem Afrique a un incroyable talent sélection bi nu mu demee woon bañ la jëlee nu mu demee woon parle-nous un peu d'Afrique a un incroyable talent. waaw foofu nag ouverture la parce que sama Gisèle ma koy nuyu de passage Gisèle moo gis sama clip flash ma bi ma njëkk a génnee mu woo Mbacke Dioum ne ko El Hadj dama bëgg mu ñëw ci l'Afrique a un incroyable talent. maanaam man moom sélection noonu sax dañu xool sama clip rek woo ma dem nag représenter Sénégal ba demi-finale loolu daf ma jàngal ni art amul frontière. waaw daf ma jàngalaat daf ma ubbil beneen porte boo xam ni man sax xalaatuma ko woon macha allah mu def ci man loo xam ni di nga xam ni musique yemul fii kese te musique dafa yaatu. expérience la ma indil parce que dama gis toutes sortes de musique ak culture boo xam ni maanaam lépp a ngi ci parce que c'était pas chanson kese amul woon du way kese amoon na ñi def saut acrobate amoon na ñoo xam ni dañuy def. Alors ça t'a appris que ne waroo jàng juste mbalax. non mais loolu dalay dimbali dalay may expérience wan na ni maanaam musique amul frontière ba pare da ngay def ay recherche dalay wan ni parce que boo xasee ba nekk artiste rek xamal ni bés dina ñëw keneen dina la déglu koo xam ne déglu olof moo tax ñuy xool léegi niveau international moo tax ñu ibbi sunu musique léegi di def yeneen style musique di góorgóorlu ci xeetu musique yëpp quoi loolu moo. Il est un peu sensible de par sa voix, il est sensible naturellement El Hadj Keita mais balaa ñu xuus ci débat bi damay bëgg juste xool benn parenthèse benn biographie boo xamante El Hadj Keita defoon na ko Afrique a un incroyable talent daal di ñëwaat léegi suñu plateau. Pour la demi-finale, je vais penser à ma mère. Quand je fais quelque chose, je pense à ma mère. C'est pour cela que je sors de ça. J'ai fait une reprise de Cabrel pour faire plaisir à ma maman. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je vais chanter une chanson de Youssou N'Dour qui parle de Khalis, de l'argent. C'est important pour tout le monde, l'argent. Ouais, j'ai des soucis parce que je vais aider ma mère aussi. Elle est trop fatiguée. Et comme Dieu m'a donné une voix, c'est par là-bas que je suis passé pour les aider, Inch'Allah. El Hadj Keita, il a compris qu'il fallait mélanger la musique sénégalaise avec la musique un peu plus ouverte. Il est clean, visionnaire, futuriste peut-être. Parce que mélanger le mbalax et la musique pop. Si on veut devenir des grands, comme Cabrel, comme Salif Keita, les gens nous saluent. Là, je remercie le bon Dieu et on se dit que seul le travail paye.
acca muy noonu gis ngeen ko kooku moo di El Hadj Keita mais El Hadj ñu gis ne yaa ngi wax si sa yaay mooy sensibilité bi may wax saa su nekk nee nga sa yaay moo tax ngay def lu nekk si sa àdduna El Hadj. waaw ñun amuñu lu dul lu sut sunu yaay parce que ñun bu ñuy liggéey rek bu ñuy dang-dang rek mooy sunu yaay moo ko waral. tout le temps on t'entend parler de ta mère. bien sûr parce que yaay ak doom dafa fort lu yéeme la ci doom loo xam ni dafa jege xol yaay dafa jege xolu doomam doom jege xolu yaayam. moo tax yaay bu nekk doomam lay tiitaroo waaye doom bu nekk tamit yaayam lay tiitaroo moo tax ñun tamit amuñu lu sut sunu yaay parce que ñoom ñooñu yar ba nu màgg gisoo noo mënti toll même boo nekkee grand sax bu ñëpp di wax grand moom day gis ni El Hadj bi mu sukk jur ba mu nekk xale ba léegi El Hadj boobu lay gis moo tax amuñu lu gën a fort sunu yaay man ak moom nag dafa am complicité bu doy waar. complicité boobu la ñu bëgg a xam parce que ñu ngi dégg nga naan. non loolu on peut même pas l'expliquer affaire de yaay ak doom c'est trop non c'est trop sensible. est-ce que souhait boobu noonu nga doon wax si sa yaay mooy tey nga teral sa wayjur bu ji. bien sûr mi ngi ñëw parce que mi ngi ñëw parce que ñi ngi sant yàlla ba jëlee nañ sunu yaay fenn ñëw dëkk ak moom. kon loolu sant yàlla la waaw te ñi ngi xam ni maanaam ñi ngi góorgóorlu parce que lépp looy def rek te teraloo sa yaay rek bàyyil. cette sensible bi nga sensible noonu en fait c'est à l'âge de 0 ou à cet âge là tey ban éducation la sa mère. du loolu yërmande la rek yërmande loolu. di nga sensibiliser. non loolu yërmande mooy nekk ci yow yërmande bu doy waar boo xam ni da ngay day am xolub yërmande. buy nekk ci yow moom moo la suñu borom di tas rek mooy war a sensible ñu bari boo koy wax dañ koy reetaan dañuy jooy. nit mën na jooy man du ma jooy yi nit mën na toog nii di jooyu xol te rangoom ñam du génn jooy yooyu laay wax mais ñu bari nag buñ ne duñu comprendre pour ñoom damay sëq di jooy sama rangoñ génn non jooyu xol moo gën a yéeme en tout cas maanaam ngay jooy nii ma jàkkaarloo yow nii di jooy nii te xamoo ni man maa ngi jooy te dafa am li nekk sa xol loo xam ni lu c'est plus fort que toi noonu la demee day génn quoi loolu kese la. des fois ça peut être une éducation boo xamante ne nii en tout cas nous si yarin bi la en tout cas ñun Gaindé TV en tout cas personnellement moi Bifa je suis ça El Hadj Keita nekk nit ku ñàkk ki ñaan quand tu l'appelles te dis carrément Big Fall je suis tellement modeste qu'il est en tout cas moo tax tey ñu am plaisir di leen wax ne yéen ak seen émission G-Time Star tey suñu star kenn la muy El Hadj Keita l'enfant chéri de Médina le chouchou des jeunes filles sensibilité boobu noonu tey man parce que tout le temps on nous dit que question day ñëw ouais arrête je suis marié mais tu es le chouchou des jeunes filles El Hadj Keita tey ko dégg El Hadj mooy sama papa El Hadj mooy sama. waaw mais waaw dañu am loolu yàlla def na ko parce que dañu am ay ñu nga xam ni ay sister lañu. ñii ay petite sœur lañ ñii dañ ñoo bëgg te yàlla tax ndax musique c'est juste ñun tamit dañ leen di accueillir ak musique pas leneen sàkkitoo ñu quoi parce que am na ñoo xam ne dañ lay sàkkitoo nga naan papa te fekk na yow sax doo yow jëfewoo jëfu papa wala kii ñun xale jigéen ak ñun ku la jàppee papa doom laa lay jàppee sister grande sœur am na ñoo xam ne ay morom lañu am na ñoo xam ne ñoo ñu mag bëgguñu te yàlla rek tax loolu dañ leen di jàppee ndax musique bi ñu def moo tax ñu bëgguñu moo tax ñun tamit dañ leen di jàppee ndax musique bi duñ ci lal leneen waaw loolu kese la. En tout cas c'est devenu universel mais parlons un peu de Afrique a un incroyable talent quand tu étais face à Fally Ipupa quand tu étais face à Angélique Kidjo cette expérience là qu'est-ce que ça t'a fait. Youssou Ndour lañ gën a fort Youssou ay Fally Ipupa ay ñooñ noonu Youssou Ndour moo leen gën a fort moo leen gën a fort te taxawoon naa ak moom kon keneen ko taxaw du la jaaxal noonu la demee taxawoon naa moom toog moom Youssou Ndour may na ma sax xaalis sur scène tout à sec waaw loolu man bokk naa ci Youssou Ndour ñi mu njëkk a battre bokk naa ci Youssou Ndour ñi mu njëkk a déplacé wu Grand Théâtre ñëw jox ma loxo kon loolu ay Fally Ipupa bu ñu taxawee sama kanam ça me fait ni chaud ni froid Youssou Ndour leen ëpp doole. vraiment yow fierté Médina nga da ngay jóge ci suuf ti waa di monter fekk naa la Douta Seck ngay way boobu guitare bese ak ay percussion fekk naa la ngay def a cappella vraiment da nga jóge ci suuf di monter lii nga xam ne nag moo la topp ci mbooloo Sénégal yëpp la
Médina nga soqe ko mais Sénégal yëpp la ñuy wax espoir la ci biir espoir musique sénégalaise. Pourquoi le choix de Cabrel aussi? Non Cabrel bi nag sama yaay moo ko daan way. Cabrel bi sama yaay da ko bëggoon xam moom ndeysaan chanson français yi moo tax ñu bari mu ñuy gis ni El Hadj Keita dafa xaw a kii tubaab sama yaay la sama yaay dafa tubaab trop moom noonu la demee moo tax parce que dafa daan way morceau bi man dama daan ñëw rek naan seule la lumière pourrait de faire nos repères secrets mu ne ma du noonu ma ne ko ah nan la mu ne ma da ngay commencer ma ne ko fan la ñuy commencer mu ne ma mon enfant nu sur les gars ma ne ko ah mu ne ma le vent dans tes cheveux défaits ma ne ko ah mu ne ma comme un printemps sur mon trajet un diamant tombé d'un coffret. ndeysaan. maanaam musique bi noonu lay tàmbalee. après ma gëstuwaat ko xoolaat ko moo tax sama premier single ma génnee ko ndax suma yaay. Seule la lumière pourrait de faire nos repères secrets ou d'appris sur tes poignets. Je t'aime et je t'aimerai. Seule la lumière pourrait. génne moo ko ndax Cabrel de. ndeysaan ndax Cabrel xamul kuy El Hadj Keita. wallahi lazim. Alors ça veut dire que c'est un plaisir tout le temps moom itam muy servir sénégalais am chers téléspectateurs yi ñuy seetaan saa su nekk nee naa leen GTV nii la dëkkee yéen tey dañuy seeti seen star la fois passée c'était Pape Diouf le leader de la génération conscient mu wax ay kàddu yu rafet si rakkam ji nga xamante ni moo di El Hadj Keita tey ñu daal di koy invité moom itam mu di El Hadj Keita le Neymar nag bi ñu ko waxee yaakaar naa ne doonul neen parce que l'homme il est tellement modeste mais de par sa voix sûre yoo xamante ne da ngay kii da ngay baal ma dagg la foofu Pape Diouf mi nga wax ma koy nuyu de passage parce que ku gërëmul yàlla doo gërëm nit moom moo ma njëkk yóbbu Bercy taxaw sur scène mu jox ma micro ma woyal Bercy ma koy remercier ci loolu après Bercy boobu am ay souvenirs yoo xamante waaw am na ay souvenirs ay man ak ñoom papa macha allah waaw le décès de mon papa mais sant yàlla parce que ñun ñëpp ay dem àla kulli haal yàlla na yéex rek mais dañuy leen di ñaanal ñoom ñu nekk ci suuf waaw suuf oyof seen kaw ndax àdduna moom boo xamee ni maanaam da ngay dem rek kon maanaam da ngay rafetal lépp moo tax suñu borom def ñun dañuy rafetal lépp duñu mës a ñaawal waaw aca mi ngi noonu saa su nekk mais El Hadj tey ba nga jàkkaarloo Youssou Ndour jour bi nga xamee ne actuellement yow yaay relève bu Médina parce que Youssou Ndour def na lu nekk Médina car macha allah jour bi nga xamee ne yow yaay relève bu Médina qu'est-ce que ça t'a fait ce jour là waaw damay sant yàlla parce que ba mu ñëwee nag comme li nga doon wax ne ma Fally Ipupa ma taxaw ci kanamam ba ma taxawee ci kanam Youssou Ndour laa ne waaw moom la wala du moom parce que sunu rêve yi loolu la woon toog Youssou Ndour wala waxtaan ak moom wala sax mu nuyu ñu sax waaw mu nuyu ñu ba jaar suñu tour sama àdduna yëpp sama carrière yëpp waaw ba mu ñu joxee conseil maanaam wàccuñu loolu te duñ ko mës a wàcc waaw may nuyu tamit suma grand suma directeur général suma lépp muy Birane Ndour bu Youssou Ndour waaw mu may jàppale sur tous les plans buggul sax ma koy wax mais feccum liir bu neexee nday jaatee ca mbagg ya mon DG merci encore Birane daf may jàppale ci plan yëpp Birane Ndour ci mi noonu gis ngeen que nee naa leen moom itam la ñu fi invité mais dinaa ñëw si le 24 décembre encore 2019 mu di jour bi nga xamante ne nii moom itam demoon na Grand Théâtre waaye itam waa Médina taxawu ko ci noonu laay dem fi nga xamante ne defoon nañ ko muy ITV maanaam interview yi nga xamante ne defoon nañ ko fii ci Médina ngir ñu mën a xam kan mooy El Hadj Keita seen doom la seen xarit la waaye itam ñoom itam jàppale nañ ko jour bi ko Youssou Ndour maanaam jox ko ne ko carrément actuellement tu le relève en tout cas mu jàpp ko ba léegi nii di ko tey loolu la ñuy xool yi jëlal nañ ko ay quelques nit nag daal di demaat léegi-léegi ñëwaat suñu plateau sur GTV G-Time Star lañ ko bàkkee léegi-léegi daal di ñëwaat. nit koo xam ne moom dañ koy ñaanal yàlla rek ca kaw ca kanam rek El Hadj li nga mën ren yàlla na nga ko mën déwén ci darajay Seydina Mohamed ngay ànd ak nag sama doom muy Aline Fall muy sama taaw yaay doomu Mami Diène Aline Fall tamit doon doom ju baax di ànd ak yow yàqu ci dara nag te yàqu ci dara mënoon nga ne nag kii nga ak nga foo toll danga koy ber mais de da nga ànd ak moom ngay ànd ak moom ci ngor di ànd ak moom ci teraanga ngeen di nag di xal di ànd ba ñu leen di boole ngeen di àndandoo di dem Màkka ci darajay Seydina Mohamed yow loo mën rek yàlla na nga ko mën déwén barki yonent bi non ca kaw ca kanam rek yow dara du la daa baare wallahi lazim. loolu réaction boobu la ñu am soxna si kaay ndeysaan na nga def soxna si.
ça va yaa ngi si jàmm noo xam ci El Hadj Keita. El Hadj moom ku baax la ba pare waa Médina ñëpp ko bëgg ndax disponibilité am yaroom baaxam loolu daal lañ gis El Hadj macha allah kontaan ci yow di la ñaanal yàlla gudd fan wér jàmm sutura ak disponibilité bi nga disponibilité loolu léegi dafa neex xéewal daal. frère la sama gain la sama lépp la wax dëgg yàlla borom baax la nitu nit ñi la quoi en fait parce que booy xool Médina bu tourné rek boo yëpp dañ koy dar boo loo munti xewle muy ngénte muy dëj xale yu ndaw yi dañu am anniversaire sax wax ko day bàyyi lépp lu mu doon def ñëw wuy si leen moom nag sama gain la wax dëgg fa yàlla du musique moo ñu boole wala dara depuis rakala ci man bi ñuy booy ba léegi ñooy ànd. waaw Mbacké maa ngi ko xamee ba mu gënee nekk xale maa ngi ko xamee ci Youssou Ndour voilà booba gën naa nekk booy ma daan ko gis ma fawoon ko nag xam nga daan rêvé bëgg liggéey ak moom donc bi yàlla dogalee ñu am artiste bu nekk Médina mu doon suñu rak doon El Hadj Keita automatiquement ma doon wër un grand producteur. ma dem Prince Art waxtaan seeg Ibou Ndour na ma bon Mbacké baax na. bon bi ma demee seeti Mbacké ci këram Mbacké recevoir ma waxtaan ak moom ne ko Mbacké man kat dama am benn rakk boo xamante ne nii bëgg naa nga liggéey ak moom bëgg naa nga jàppale ko te say relation xam naa ne boo su dugalee sa loxo booy bi dina dem. Mbacké ne ma ok léegi kooku kan la ma ne ko El Hadj Keita mu ne ma indil ma ay wayam si laa dem ci Ibou Ndour ñaan ko pour mu enregistrer ma ci studio bi voix El Hadj bi ma ko Ibou Ndour mayee si laa jël son yooyu yóbbul ko Mbacké da koy dëgg rek yuuxu noonu la relation bi demee. wallaahi ndeysaan ñaari morceau rek la déglu yuuxu boobu ba léegi nag mu téye ko ñuy rafetlu lépp nag lépp nice boobi bu tolloo fii ginnaaw yàlla ak yoronte bi Mbacké la moo ci def xaalisam def ci dooleem def ci tempsam. ci mu noonu gis ngeen réaction yi yaakaar naa ne moom itam gis na ko El Hadj tey maanaam tey soppe yi wax nañ nawle yi wax nañ ñi nga xamante ne aussi mooy fans yi am di jàmm yi dëkkandoo yi itam wax nañ parce que li ëpp solo mooy nit ki boo koy wëri ji seetal ay mbokkam ba pare ñu wax ci moom lu baax ndax nag dinaa leen nit ki bu baaxee fekkal mbokk yaa ko wax alors gis nga réaction yi El Hadj. waaw ça fait plaisir parce que ñoom awma lu dul ñoom ñoo ma dooleel ba ma yegg si fii muy waa Médina sama xol sedd na ci ñoom. lii rek la parce que ñun lii la ñu am complicité ak ñoom muy ñu am dëcc ñu dem jaale ji ñu am ngénte bu ñu mënee dem fa ñoom anniversaire bu ñu mënee defal vidéo ñu defal leen vidéo envoyé leen ko waaw parrain saa jot gi du matat di nag mais parrain saa bu ñu amee jot rek dañuy génn si terrain bi wàcc toog ak suñuy nit daan dem fi ñu daan nekk yëpp dañ fay dem loolu nag dañ ci sant yàlla ñoom ñoo baax rek waa Médina di kontaan si ñoom awma lu ma sama xol dafa sedd nga foog ne yéen bi diisul tellement que li gars yi di wax. diisul parce que boo gëmee sa bopp rek dara du diis. àdduna loolu rek da ngay gëm ni borom bi mooy maye lépp moom la lu baax rek suñu borom da ciy teg loxo rek da ngay xam ni yàlla moo fi nekk rek loolu kese la du mës a diis ak boole ko liggéey bu metti nag. sant yàlla daal mooy nuyu monsieur le maire Bamba Fall ndax moom tamit daf ñuy jàppale bu baax macha allah daf ñuy jàppale bu baax sur tous les plans waaw. su ma ñëwee signé la jàppale laata moo dugg si projet yu ni mel dinaa wax exactement Mbacké Dioum. yaas moom sama papa la yàlla dafa def dañ dem ba maa ngi moom amatul lien producteur nekkatu fa lien papa ak doom la moo ma jur Mbacké daanaka sax ba may yeewi soxna may takk jabar moo dem ñaani moom sama ñoom di jaay ñëw ñaani kon loolu foor na ba sama papa gaañoo Mbacké moo taxaw comme taxawaayu bàyyi waaw loolu amuma fayam moo tax maa ngi moom doonatul ay affaire du liggéey affaire de papa ak doom la waaw ma koy nuyu de passage di nuyu jabaram soxna di nuyu Mouhamed ak bébé Youssou waaw. On parle de Afro Record, on va sûrement parler d'El Hadj Keita. Bu ñu waxee Afro Record, on va sûrement parler d'un leader mu Mbacké Dioum alors tey relation yi stable na tey mais tu es leader là-bas tu es le leader.
bien sûr parce que tamit label bi man rek maa ci sénégalais. ñëpp ay nigérian lañ ñi ay américain comme ay Hakim def naa featuring ak Hakim def naa featuring ak G Martin. tu as fait beaucoup de featuring. bien sûr ak am na yeneen yoo xam ne sax dañ ko mbàkke da ko nëbb. denc ko parce que sëñ Fallou dafa doon wax boo yoree juróom-ñaar da ngay génnee ñett denc 5 juróom ya waaw parce que boo yoree lépp boo génnee lépp rek mooy sa lépp day jeex. day jeex. li nga war a génnee tam man boo génnee lépp kon dootoo safati. man je me dis que sa voix ak style musical parce que ku ñeme featuring yaakaar naa ne ndaanaan nga parce que. lépp la ñuy way style de voix mais tey bu ñu ñëwee Afro Record yan façon en fait parce qu'on dit qu'au Sénégal y a que le mbalax qui est présent. non ñun lépp la ñuy way lépp la ñuy way te yàlla def na suñu voix mën na bu ñu wayee ci côté bi nga ne fii la ñu mënee. El Hadj bëgg naa style musical nga jël ma sa guitare am foo ma génneel ma xool exactement si beneen nature parce que y a le Malien qui est là y a le Soninké qui est présent. Il y a la star qui est présente ce soir. En tout cas, l'homme se nomme tout simplement El Hadj Keita, de par sa voix mélodieuse. Un jeune pétri de talent ngeen am saa su nekk sur G-Time Star. Anka barola la jima konumba jalolo wayarila kinyumandanye. Anka barola lajima konumba jalolo wayorila kiri mandanye wayo mandanye jumbalo wayorila kiri mandanye wayo mandanye gawlolo wayorila kiri mandanye jalolo be barola fone denu be barola laji makanu namu anga baroke barati men kewa sadara jigi demma dugu dara jigi mo manchande e baro tenimisa baba barikada na ye alamade kanumama barikada biva kanumama. En tout cas de par sa voix énorme en tout cas yéen ñi seetaan lii la Mali moxo aw ni su aw ni wula waaw sama mbokk bambara yi falaa dem li bambara la. mais yaa ngi dem Mali te mën nañu way ci bien sûr dem naa Mali def naa Kasanga def naa Mali 2008 ba 2011 dama doon jaabante Mali Sénégal Mali. parce que 2008 nga commencé musique. 2008 waaw ca la commencé dem Mali dem ñëwaat demaat Mali dem ñëwaat dem Kasanga benn émission fekkante fa sama frère Demba Guissé. waaw ñu daan fanaan benn lal rakku Pendo Guissé maa ngi mu ñu daan fanaan benn lal muy sama xarit. Demba ci leel maa ngi lay Demba da ngeen xaw a am style sam waay la ba pare moom Tara non parce que musique boobu dafa xaw a nuru bii nii ak Tara dañu xaw a nuru mais bokkul ba léegi. Jamawale Madina la jamawale Madina wol ko wale banjagara sikumara futi Tara kuna hadamulu jambaru maktar jambaru danama woli abe serna be jogotara hadamulu jambaru maktar jambaru danama woli abe serna be jogotara wallahi namu Tara sekumaro Tara
yeah. léegi umpale benn la woon ah El Hadj Keita lay doon saa su nekk voix ay bu yuuxoo ngeen xam ne car macha allah ndaanaan wax na ay voix yu différent bu la yuuxuloo si ki nga xamante ne moo di Yadé Codou nga ne ko déedéet bu la yuuxuloo si sama maam ja car macha allah borom Tëngéej ndax nag ñun Tëngéej la ñu dëkk car macha allah. ma jigéen boor kaara nen kaara yakande yàlla bu leen cataba yéenay góor bu ki ñuur samba nabi loo mënu rek ñëw si nabi yaa leen gën Muhammad yaa leen gën yaa leen gën yaa leen gën yaa leen gën ana soppay Muhammadu Rasulullahi ban ko gëm yàgg na lool Muhammadu Rasulullahi waaye bam ñu gën yàgg na doole ana soppay Muhammadu Rasulullahi la duwaaw inama mooy masoon wujoo fi kalnaasi waay yor neen bang leen gën ya samaawut an ma tawan la duwaaw soxna mi na tabaax juróom nanu doom dootul mel ni moom ba mukk Seydina Walina wa Seydil Aaxirina yot neen bang leen gën ya samaawut an ma dawal la duwaaw nabi kenn moom nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas c'est un plaisir di ko jaajëfal moom itam nee naa leen saa su nekk dafa bokk ci man kooku mooy taalibe si Alpha Ali mooy boy ba Aïssatou Sall sama yaay ji di kontaan ci moom bu baax a baax mais di kontaan bu baax a baax dama ko koy may moom itam man si loolu laa koy tàmm di woowee kooku itam muy Lisa di ko kontaan bu baax mais madame Ndiaye merci encore mille merci à toi c'est un plaisir nee naa leen saa su nekk nu ñuy defee mooy di ko bégal moom itam mais El Hadj man je me dis que Youssou Ndour bu déggee lii dina fier tey waa Médina bu ñu déggee seen doom saa su nekk fier te amatu lu ñuy tiit El Hadj Keita. waaw parce que affaire bi liggéey rek la amul secret affaire bi liggéey la du xuloo du xeex du concurrence du dara liggéey la ndax dina am ñoo xam ne dañuy lay bëgg dina am ñoo xam ne dañuy yaakaar ci yow parce que yàlla bu la defee porteur de voix dina am ñoo xam ne ñuy nekk sa ginnaaw tamit ñu bari dañuy yaakaar ci yow moo tax yow da nga ñaan yàlla chaque jour di avancer tamit di geestu sa ginnaaw bañ a war yàlla mi ñuy dimbali nag xalaatuñu ko parce que lépp lu ñu am ñu ngi koy bokk ñi nga xam ni jàpp nañ suñu carrière. je me dis que création la El Hadj nan la mën a toogee jaar fii c'est même voix. mais loolu mooy art da ngay def ay recherche pour ëllëg ndax suñu mag yi loolu la ñu rawee woon waaw moo tax jamono ji man ma jéem a way loo xam ni du même ba 100 ans du xewi loolu laay def waaw am na way yoo xam ni day jàll mais man samay morceau boo ko xoolee rek di nga xam ni lii du luy des la. est-ce que du aspect jovial bi nekk si yow aspect humoriste bi nekk si yow. waaw mais loolu day nekk ci nit parce que mais doo ko réserver. da nga koy génnee mooy waral farin saay ay jamono yu ñu daan toog nii ba ci yàgg rek confinement bi ñu génnee def benn toog nii relax di fo rek fecc rek dugal ko suñu story affaire yi dem. farin saay ñu toog naan biñ fa affaire yi dem maanaam nit da ngay wàcce sa bopp. da ngay doon taalibe parce que fii yàlla mooy maye succès waaw yàlla rek moo ñu may léegi loolu doo ko yenn da nga koy partager maanaam xajal ci ñëpp jaam ñëpp waaw loolu kese la. suñu borom wax na ko da ngay wàcc sa bopp yàlla yéegal la mais El Hadj alors featuring dañuy ñëw avant ñu ñëw si single yi parce que tey bu ñuy wax si single yëpp dafa énorme El Hadj yëpp thème la mën naa ne thème la comme ni ko defee c'est de l'inspiration totale tu le sens à travers même li mujjee génn barki des mondiales c'est de l'inspiration totale tu sens que ce jeune là il est fou de par ses mélodies quoi ni ñu koy toppee car machallah mais tey bu ñu waxee featuring maa ngi la koy wax sànq différents voix yi ngay jàkkaarloo tey di nga gis koo xamante ne tu sais carrément que yéen ñaar seen évolution voix c'est différent alors
travail la boo xamante ni Afro Record yéen koy jox wala Mbacké Dioum dafa am fu mu lay positionné. waaw loolu léegi moom comme laa lay wax sànq liggéey la boo xam ni da ngay déglu sorte musique yëpp ñun dañoo am ouverture ci loolu mooy maanaam musique yëpp la ñuy déglu musique internationale world music ay jazz folk ah R&B hip hop lépp la ñuy déglu moo tax boo sentiree sax sama morceau yu bari da nga ciy gis hip hop wala nga ci gis ci R&B wala sax coupé décalé parce que noonu la demee parce que loolu musique moo amatul frontière musique boo bëggee def musique bu neex boo xam ne dafay toog non foofu nga def ay recherche foofu nga liggéey loolu kese moo ñu dimbali moo tax bu ñu wayee beneen facette nga ne waaw mais tey fii El Hadj Keita fii la génn c'est juste ça te lépp lu waay di def ci musique mën nañu ko muy ambiance